vraiment seen moyen logistique yi aussi ngeen déployer ko parce que tali la boo xam ne kenn mayuñu ko dañ koy fay tali la comme tali la bu ñuy fay nag yéen waa autoroute Ila Touba maa ngi leen di prévenir bés boo leen jëlul ay disposition màggalu Touba gi problème yu rëy dana fa am waxuma la sax les week-ends sortie Dakar imagine leen autoroute boo xamante ne bi yaa ngi fay di nga fay diggante Dakar ak ba Diourbel presque di nga fay 5000 mais yow yaa ngi fay ba pare di def 2 heures de temps ci yoon bi diggante premier péage bi nga xamante ne bi mooy péage yu Pikine bi ah jëm Rufisque mais démb def nañ fa 1 heure de temps ci autoroute à péage comme yoonu Patte d'Oie bi nu mel noonu la autoroute à péage bi mel démb yéen mbokk yi maa leen ko wax man maa ko fekkee maa ko dund démb kenn nettaliwu ma ko du ay fen du dara dëgg la man maa ko dund démb laa wax premier péage bi nga xam ne boo passé Pikine premier télépéage bi ngay fayee 1000 francs diggante boobu ba Rufisque mais oto yi nii lañ doon def démb nii 1 sur 1 ba Tëngéej mais vous croyez que ça c'est normal ci autoroute à péage ñu ne deetawaay ñu jóge ci loolu bi ñu génnee Tëngéej mais ba ñu yegg si Toglu bi ñu yegg see Toglu mais man ndekete sama tuyau essence kii na ma dawal ba sama carburant jeex ma taxaw xamatuma fu ma jëm oto jël siwul wa man maa nekk di lijjanti numéro assistance bañ jox ma numéro assistance ma woote assistance bi am nañ 2 heures de temps ñu doog a ñëw mënoon nañ maa agressé mënoon nañ maa rey manquement yi am ci autoroute Ila Touba bi na ngeen xam ne yéen ñii ñëpp ci usagers yi c'est un danger de képp kuy màggali ren na nga jaar route nationale boobaa ñuy defar autoroute bii bu baax ku fa paan di nga am problème pour ñu jël si la benn oto yi nga xamante ne bi ñoom ñoo war a lonk oto yi bariwuñu benn oto la ñuy am moo war a jëli ñëpp waa ji bi ma jëlee sax démb rëmal koy ma beneen waay mi ngi koy woo mi ngi ma war a déposer man defiwaat le tour presque 30 kilomètres pour jëliwaat keneen benn oto la ñu am benn oto autoroute Ila Touba benn oto rëmal ko la ñu am c'est grave c'est extrêmement grave ñi nga xam diggante Ila Touba la wax de xam nga ñaari pàcc la dafa am pàcc boo xam ne Eiffage moo koy gérer am pàcc boo xamante ne bi Ila Touba moo koy gérer mooy entreprise bi nga xamante ne bi Ila Touba moo koy gérer benn oto remorque lañ am maanaam diggante Toglu Thiès ba Touba yow soo fa paanee benn oto moom ngay toog xaar moo la war a remorquer su fa 10 oto paanee dañuy xaarante pour mu jël kii yóbbu ñëwaat jël kee yóbbu mën nga faa fanaan mais loolu c'est grave loolu c'est de l'information c'est pas des mensonges c'est pas de la politique Assane Sylla moo leen ko wax moo ko dund lu ma dund la man démb j'ai fait là-bas 2 heures de temps avant ñu may remorquer ci koo xam ne tuyau carburant moo dagg rek seppi oto bi foofu yóbbu ko ci station ñu defaraat tuyau bi defaat ci carburant mu ñibbi këram point moo tax képp kuy màggali Touba ren na nga xool yoon booy jaar mais autoroute Ila Touba bi c'est un problème c'est un véritable casse-tête te di ngeen gis li ma leen wax ci màggal gi ñëpp dinañ fa bëgg a jaar il y aura d'énormes problèmes loolu laa bëggoon introduire ginnaaw bu ma leen nuyoo yéen ñëpp Amadou Guissé Rokhaya voilà Bambi ma sœur ñu ngi leen di ziar bu baax di leen ndokkeel ci dimanche bi di kontaan ci dajawaat ak yéen maa ngi lay bëggee ngir bëgg a échanger ak yéen ci certains points yoo xamante ne bi concerné na actualité bi mais li xew autoroute Ila Touba c'est à signaler ku fa paan mën nañ laa rey ku fa paan mën nañ la agresser ku fa paan aussi yaa ngi ci danger parce que tu peux rester là-bas ci àll bi ay jaan ay gaynde ay bukki di la fa fekk 3 heures de temps pour ñu ñëw mën doog la remorquer parce que amuñu logistique amuñu oto normalement yéen ñi nekk bitim réew 500 mètres yoo dox ci autoroute war naa am téléphone d'assistance xam nga ñun li ñuy wax dañoo xam ba pare dellu ci toog moo tax lu ñu wax rek xam nañ ko waxewuñu suñu bànneexu bakkan waxuñu pour contre waxuñu pour soxor on veut que les choses se règlent il faut nit ñi xam ñun li ñu animé ñun sentiment bi ñu animé du sentiment wu soxor
ñun bu nu soxoree nit yàlla nañ ci jiitu kooku. man ku ma soxore rek ci àddina yéen ñi ñëpp ñi ma bëgg ak ñi ma bañ man si laa mii ku ma soxore rek yàlla naa la jiitu ci soxor gi ma la soxore. on veut que les choses ñu régler ko. li nga xam ne mooy ay défaillance yu ndawaan yu ñàkk fayda vraiment boo paanee ci autoroute kay xanaa boo doxee 50 mètres war nga fa fekk benn cabine téléphonique numéro vert nga mën a woote ne leen kaay leen dimbale ma. mais amul numéro vert amul, ça n'existe pas. ku ko dañuy waxuñu dëgg amul. il faut ñu respecter sénégalais yi tamit. mënuloo toog ne tabax nga autoroute bu toll nii def nga ci plus de 500 milliards amul sax téléphone numéro vert. téléphone numéro vert boo wootee ne gars yi paan naa il a fallu que ma woo benn waaja woo keneen kooko woo keneen ñu door maa jox numéro assistance technique bi nga xam ne moo war a ñëw jël si ma alors que à côté de moi à 20 mètres waroon naa gis numéro vert boo xam ne damay yëkkati rek ñu ñëw jël si ma. vraiment lii c'est terre à terre lii c'est terre à terre c'est des informations nit ñi nañ defar quoi nañ defar lii rek la. voilà ñu ngi leen di nuyu Alboury bëgg nañ la Cheikh Awa Balla yéen ñii di ñu ziar ñëpp yéen ñu dugg si ñëpp di ñu nuyu ak di ñu suivre di ñu seetaan ñi nga xam ne dugg nañ di participer ñi nga xam ne ñoo ngi nii di koy partager ñii di ko aimer ñii di ñu xool maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen wax ne man amuma sentiment wu soxor amuma sentiment wu bañ kenn li nekk te ma gëm ko te ma gis ko rek laay wax man du ma fen du ma fenantu du ma fenal kenn jaraluma ko. waaw vraiment mooy loolu voilà téléphone SOS am na ci autoroute yëpp waaye ci autoroute ci àddina bi yëpp autoroute digne de son nom téléphone SOS am na fa 500 mètres yoo dox am na fa s'il vous plaît ma bëggoon a ñëw nag commencer suñu waxtaan ci 5 points yoo xam ne dañ koy résumer yu gàtt. Système éducatif bu Sénégal gis ngeen fan yi li xew Jeanne d'Arc mbir la moo xam ne dañ cee war a wax ñun ñëpp ndaxte école la boo xam ne dafa am agrément wu état du Sénégal école la boo xam ne day am subvention état du Sénégal école la boo xam ne day jàngale programme mu Sénégal. école la boo xam ne ay doomu Sénégal ñoo fa nekk di fay jàngale il faut sénégalais yi ñu xam loolu. Jeanne d'Arc dañ koy subventionner l'argent du contribuable sénégalais dañ leen koy jox mais cet argent du contribuable sénégalais xaalisu jullit ñi ñoo ngi ci non wala non Jeanne d'Arc waaw wax d'accord naa ne école catholique la. fii comme Diourbel gi ni mu amee mission catholique am na ñoo xam ne seeni doom dañ leen yóbbu privé mission catholique mais am na ci ay normes yoo xamante ne bi c'est le ministère de l'éducation nationale moo ko war a encadrer c'est pas une institut wala école privée bu ñu jox agrément rek yow yaa war a joxe ay normes même règlement intérieur bi dox ci biir institut Jeanne d'Arc mais ministère de l'éducation nationale daf ko war a contrôler. kenn waxul ne way amuñu droit def jàngale foofu wala ay sœur lañu attention bu leen indi danger conflit entre religion kenn indiwu fi conflit mais on dit la vérité kenn indiwul benn conflit fii conflit mënu fi am ñun ñëpp ay sénégalais lañ xam nañ ne Sénégal musulmans yi ak catholiques yi ñoo ko composé te depuis la nuit des temps le Sénégal a été le modèle de dialogue interreligieux le modèle d'interculturel boo xamante ne bi monde entier bi dañuy xool ci moom kon d'accord nañ ne institut Jeanne d'Arc bu ko ay catholique moomee aussi ay sénégalais ñoo fay jànge ay doomi Sénégal ñoo fay jàngale agrément bi ministère de l'éducation nationale moo leen ko jox subvention bi ñuy dundee ministère de l'éducation nationale moo leen di jox subvention fayoor yi nga xam ne ña fay jànge ñu ngi koy faye ay doomu Sénégal ñoo moom xaalis bi kon d'accord naa ci nga ne suñu norme nii la demee mais sa norme yooyu fexeel ba mu ancré wu ci norme réew mi ni muy doxe
Sénégal réew la moo xam ne dafa nekk réew boo xam ne réewu jullit la. Il faut pas ñu utiliser baatu laïcité pour di dugal seen ay seen sale jeu yooyu ñuy def di ko di bëgg a jaxase sénégalais yi. xam nañ bu baax kii institut Jeanne d'Arc yàgg na fa mosu leen a dégg ñu tere muuru mosu leen koo dégg. ñaata at a ngi ni institut Jeanne d'Arc mi ngi Sénégal da ngeen a mas a dégg ñoom ñu tere kuy muuru lan moo tax ñu xëy ren daan ne léegi fii kenn du fi muuru. sœurs yi nga xam ne ñoo nekk ci biir ngay dajeek ñoom ci biir école bi dañoo muuru non seen identité la seen religion la seen culture la. waa sœurs yi nga xam ne ñoo nekk foofu di gérer institut Jeanne d'Arc ñoom mën nañoo muuru waaye élèves yi moom duñu muuru te muuru bi il faut ñu def la différence entre la burqa et le hijab. dañuy leeral il faut ñu xam la burqa et le hijab. burqa mooy li ngay muur sa kanam yépp. il faut ngeen xam ne muuraay terrorisme terrorisme moo taxoon ñu di ko tere mais muuraay yàgg naa am ci école yi. muuraay am na Amérique école yi Amérique yi école France yi école yu Espagne yi nit ñi ñi ngi muuru di jàngi mbokk yi. nit ñi ñi ngi muuru di jàngi ci yeneen réew yi ndax réew yooyu ñun ñoo leen gën démocratie ndax réew yooyu ñun ñoo leen ëpp ay valeur ah donc il faut que vraiment nit ñi ñu bañ a nekk di dramatiser yenn mbir yi wala institut bu jóg rek fii léegi ci Sénégal jël sa décision parce que yow France ñoo la encadré comme bërki démb li pharmacie gi koon def bu yàggee ñun fan lañ jëm. je pense que pour ce cas-ci pour cette fois-ci ministère de l'éducation nationale war na taxaw mu wax institut Jeanne d'Arc mu ne leen du yéen ñu war a wax ban modèle élève lañ war a am. du institut Jeanne d'Arc moo war a wax ban produit fini moom lañ war a génne fii ci Sénégal du ñoom. c'est le ministère c'est la politique de l'État c'est le système éducatif sénégalais moo war a déterminer ban type de sénégalais moo war a doon un intellectuel fii ak 20 ans. mais on ne peut pas se permettre de laisser l'institut Jeanne d'Arc yor programme interne am ñun xamuñu la ñuy jàngale ci seen programme interne yi suñuy doom di fa jànge non seulement di leen fay l'argent du contribuable ñoom ñuy dugal ci seen xel leneen. bu ngeen gisee ñu wax ne nañ contrôler institut Jeanne d'Arc c'est parce que dañoo bëgg a xam programme ba ñuy jàngal suñu doom yi foofu ci biir lan la. ce n'est pas parce que ñun dañoo bëgg suñuy doom jànge ji fa déedéet école yi bari na fi ku bëggul institut Jeanne d'Arc mën nga dem feneen mais ministère bi nga xam ne ak état du Sénégal bi war a encadrer la politique éducative u Sénégal ba nga xam ne façon doomu Sénégal bi ñu bëgg nga xam ne day doon jullit wala mu doon catholique am culture sénégalaise am ay valeurs africaines ñu sensibiliser ko ci réewam ni muy doxee loolu ñun dañoo war a am même mise ci loolu ñuy jàngale ci institut Jeanne d'Arc parce que soo ko amul mën naa am institut Jeanne d'Arc di def ay valeurs occidentales ci sunu doom yi wala institut Jeanne d'Arc soo ko contrôlé wul mais mu def ay valeurs occidentales ci sunu doom yi jàngal leen affaire góor jigéen jàngal leen affaire franc-maçonnerie xamal leen ne il faut s'accepter il faut s'ouvrir comme slogan yu bees yi. il faut que Sénégal jëlaat en main la politique éducative dañ ko bàyyi dañ ko lâché. il faut que Sénégal nguurug Sénégal jëlaat en main la politique éducative du Sénégal dañ ko bàyyi te buñ ko bàyyee kenn ku ci nekk toje sa bopp jënax nam la neexee di nga dugal ci bopp xale yi parce que xale rek la. gis ngeen xale bi am 6 ans liñ ko jàngal loolu rek lay màggaale. gis ngeen yéen Europe booyu xale yi booyu africain nit ñu ñuul ñi nga xamante ne ñu ngi juddoo Europe mentalité Europe lañ yor de yoruñu mentalité africaine dëgg la wala du dëgg. booyu sénégalais yi laa wax ak africains yi juddoo bitim réew France ak Espagne ak yooyu seen système éducatif ba lam dugal ci seen xel loolu la ñuy màggaale. kon ñun tamit suñuy doom war nañoo veiller ci ñoom ba xam li ñuy dugal ci seen système éducatif seen bopp lu mu doon ñu di ko màggaale war nañ ko xam. kon institut boobu dafa war a leer dañu war a xam li muy jàngale lu mu doon
li nga xamante ne bi aussi moom lay doxal valeurs yi nga xam ne moom lay défendre foofu ci biir institut bi na nekk ay valeurs yoo xam ne valeur sénégalaise la valeur sénégalaise la li ñuy dund ñun en tant que sénégalais ñu jàngal leen ko inculquer leen ko mais ci suñu biir école ñu leen di jàngal valeurs yoo xam ne valeur nasaraan bi la loolu vraiment jar naa wax jar naa décrier xam le ne nous sommes devant un état faible un ministère très faible parce que bu doon bitim réew la ministre bi mu waxee ne lii c'est pas normal rek day nangu agrément wu Jeanne d'Arc ne ko comme yow yaay jël ay décision sans nga consulter ma damay nangu sa agrément lii Jeanne d'Arc def benn institut école privée ñemewu koo def Espagne fee lii Jeanne d'Arc def benn institut école privée ñemewu koo def ci France lii Jeanne d'Arc def benn institution privée ñemewu koo def fële ci États-Unis boo ko defee dëkk ba ministère ba ci boppam moo lay tegaat ci sa ànd ne la yamal fii nga war a yam loolu mooy dëgg am réew dañ koy yore du ab waay mooy jóge ca àll ba ñëw di la imposer li nga war a def ci sam réew ñàkk fayda mënta passé loolu c'est vrai respecté nañ ñëpp nag respecté nañ culture yëpp respecté nañ religion yëpp man j'ai des amis partout mais nag lii dëgg di yoon mooy politique bi nga xamante ne bi mooy politique éducative système éducatif Sénégal ministère bi moo ko war a gérer contrôler ko en tenant compte de nos valeurs en tenant compte de nos coutumes en tenant compte de notre culture parce que li ñuy jàngal suñu doom yi su ci suñuy valeur duggut suñu culture dugg ci suñu coutume dugg ci xale yooyu bu ñu màggee valeurs yi beneen réew la ñuy yore ci suñu biir réew bu ko defee ñu di ñu transformer ndànk-ndànk politique gu nasaraan bi la dafay dugal ay politique occidentale ci suñu doom yi ñu koy màggaale fii léegi 10 ans fii léegi 20 ans di nga fi gis booy boo xamante ne bii culture sénégalaise zéro dootul xamati dara ci ay culture maamam dootul xamati dara ci ay valeur am lavage de cerveau boobu ñu jël jaarale ko ci institut yu mel ni institut Jeanne d'Arc ñu bëgg ñu defal lavage de cerveau gëmloo ñu leneen dañ koo war a bañ dañ ko war a bañ bañu ñu institut Jeanne d'Arc de ay politique la ay instruction la il faut sénégalais yi ngir yàlla soxna Bambi ñu xalaat buñ xalaatee rek laa biirante dégloonte ci tey ak bakkan dinañ comprendre ante ay note de service la yuy jóge France jóge ci ambassade bi à partir d'aujourd'hui cette année kat politique bii la ñuy jàngale loolu la ay instruction la yu ñuy jot mi ngi mel ni instruction bi Oxfam joxe woon ne à partir de maintenant yéen ñi nekk di liggéey ak ñun waa Oxfam da ngeen di promouvoir affaire góor jigéen note de service la woon n'est-ce pas ci lañ dàqe woon Eliman Kane ay note de service la yoo xam ne day jóge ci kaw bitim réew ñëw ci sunu réew yi institut yi nga xamante ne bi ñoom tubaab yooyu ñoo leen di contrôler ñu leen di sant ay mbir defal leen ñu lii politique bi dugal leen politique bi jàngale leen nii léegi à partir d'aujourd'hui valeurs yi la ñuy dugal di transformer sunu société progressivement te ñun duñ ko yëg waaw ñi ngi transformer sunu société progressivement te ñun duñ ko yëg waaw merci beaucoup Rabia Ba Jali maa ngi lay bëggee Jali le docteur Babacar Mar relais digital ñu ngi lay ziar bu baax ñoo ngi lay gis mon frère di la bëggee waaw di kontaan waaw di fier ci gis la waaw ndaxte yow tamit yow la ñuy sagoo ci relais digital liggéey bi nga fay liggéey macha allah ñi ngi koy rafetlu bu baax a baax di nuyu Abdou Cissé As Bamba Jali gis la ñiy dugg ñëpp ñu ngi leen di nuyu. lavage de cerveau bi tubaab bi bëgg changer complètement sunu système éducatif génne suñuy valeur génne suñu culture gis ngeen léegi Sénégal boo waxee rek ñu ne pharmacie gi gonde dàq nañ fa ñaari docteur dañ doon julli ñu ne leen amu leen droit julli fi ñu ne way dafa war a liggéey amul droit julli. institut Jeanne d'Arc nee na yow amatu leen droit muuru ñu ne way seen école la bu leen neexee seen école kenn waru faa julli buñ ne lii lay laar rek ngeen gis am yenn sénégalais yu jóg yoo xamante ne bii vraiment yeewuñu ñu naan waay nañ leen bàyyeel waaye ku bëggul loolu bul fa yóbbu sa doom ay waay te xamuñu niñ leen di naxee Bambi boo man su ma déggee nit ku naan soo bëggul loolu bul fa yóbbu sa doom te yow xamoo ne institut boobu dina former 2000 wala 3000 intellectuels dans 10 ans
3000 intellectuels yooyu beneen mentalité la ñuy indi ci sa réew. kon nekkul ne rek da ngaa war a yem ci bañ faa yóbbu sa doom mais da nga ko war a xeex. gaa ñi ndax ñi ngi may dégg s'il vous plaît. warul yem rek ci warul yem rek ci institut Jeanne d'Arc ku fa bëggul yóbbu sa doom daal bul ko yóbbu déedéet. parce que politique ba ñuy doxal ci seen biir école su fekkente ne bi àndul ak suñuy valeur aussi dañ koo war a xeex. parce que produit ba fay génne produit fini ba fay génne produit fini boobu su fekkee dañoo def ci moom yeneen gëm-gëm yooyu kooku da koy wasaare suñu réew kon dañoo war a jàkkaarloog ñoom au contraire waaw. loolu laa bëggoon a wax ci wàllu politique éducative bi xamle leen ne suñu njiit yi dañoo faible xamal leen ne suñu njiit yi vraiment xawma faiblesse la xawma ñàkk a nekk patriote. waaw suñu njiit yi soit faiblesse la wala ñàkk a nekk patriote parce que man sama politique éducative dama koy protéger. du ngeen dem Espagne mukk fekk fa ñu fay jàngale programme mu Sénégal du ngeen dem France mukk fekk fa ñu fay jàngale Serigne Touba wala Alaaji Malick wala Lat Dior wala Albouri du ngeen ko gis. du ngeen dem États-Unis mukk ngeen fekk fa ñu fay jàngale ay Soundiata Keita wala Njaajaan Njaay wala Samori Touré du ngeen ko gis. ñun rek ñun ñooy jàng ci suñu école bi ay Japon ay Voltaire ay Molière ay Antoine de Saint-Exupéry ay yu ñàkk fayda yooyu rek ñun dong ñoo koy jàng pourquoi ñun ñu war koo jàng ci suñu réew mi. loolu moo leen di won faiblesse bi ñu am ci suñu réew mi loolu moo leen di won ne ñi nu jiite ba léegi on vit sous la colonisation. parce que bu doonte dëgg dunduñu sous la colonisation mais duñ fi nekk di jàng tubaab yi. duñ fi nekk di jàng ay italien ki français ki Amérique ay Christophe Colomb moo découvrir Amérique et après lu ci suñu yoon ñun qu'est-ce que suñuy maam lan lañ def suñuy maam ci luñ nekkoon lan lañ doon dund suñuy maam qu'est-ce qu'ils ont fait de bien qu'est-ce qu'ils ont fait de bon. monsieur Mar docteur Mar dañu soxla président boo xam ne dafay changer totalement suñu système éducatif indil ñun suñuy maam. Lat Dior lan la defoon ci lu baax avant rek ñu di ko rey moom guerrier gi mu doonoon xeex gi mu doonoon Samori qu'est-ce qu'il a fait Albouri Ndiaye avant ñu naan daa daw ak nangam sangam di ko saboter qu'est-ce qu'il a fait Cheikh Omar Foutiyou Tall Serigne Touba lu mu def Mame Alhaji Malick lu mu def Mame Baye qu'est-ce que nous avons des héros ba ci ñoom Senghor ñu mënti doon mais nañ ñu jàngal ñooñu ngir yàlla li lay war a sóoli te dimbale ñu. ak programme Christophe Colomb découvrir na Amérique ay waaye Christophe Colomb découvrir na Amérique en 10 lan xaw ma ñaata 1492 xaw mais lan la loolu lan la c'est de l'information ça information culturelle la mais ñun suñu réew qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays depuis l'an 1 ba tey 2019 qu'est-ce qui s'est passé. On n'a pas besoin d'aller apprendre vraiment le programme éducatif français. On n'a pas besoin d'apprendre l'histoire des Italiens. On n'a pas besoin d'apprendre l'histoire des Anglais ou bien le Japon ou bien l'Indochine. ay waay dimbale leen ñu ci ci programme yu bon yi. loolu moo tax nag ñàkk gi ñàkk fayda ba lii ñu koy jàngal suñu xale yi ñun ñii sax ci loolu lañ jaar loolu lañ ñu jàngal di. jéemu ñoo xamal dara ci suñu réew mi jéemu ñu ñoo jàngal dara. ah oui sama professeur français daf ma ko doon wax docteur Mar sama professeur français daf ma ko doon wax naan bu ñu ñëwee cours français je pense que c'était en terminale ou bien première mais bu ñu daan def cours français moom day ñëw cours bi fee la koy teg mu taxaw di wax ak ñun ci histoire Sénégal suñuy maam ba mu jeex mu jël fascicule jox ñu ko nañu dem leen ngeen këru lii rek mais bu leen si gëm dara yàlla xam ne ko ndaw français du ma ko fàtte mukk kooku rek laa gëm man sama professeur première xawma terminale ndaw français mais daf ñu daan toog 2 heures de temps yi di ñu waxal histoire suñuy maam lañ defoon ci lu am njariñ ba cours bi jeex mu distribuer ay fascicule ne ñu lii nag dem leen ngeen parcuriser ko pour bu ñu leen joxee devoir wala examen ngeen def ko mais bu leen ci gëm tous wallahi lazim man loolu laa gëm waaw. politique d'assainissement Sénégal dafa am lu ma bëgg a wax ci wàllum politique d'assainissement brièvement rek ndaxte am réew mënut a dox sans assainissement
ku si nekk gis na ne saa bu tawee Dakar ñi ngi patauger, région yi ñi ngi patauger, Touba ñi ngi patauger te moteuru économie transport ak circulation daf cee bokk. Transport ak circulation ak industrialisation dafa bokk ci moteuru économie. yow maîtriser woo sa assainissement saa bu tawee rek oto yi fees nañ del, inondation yi, embouteillage yi, kenn demul kenn dikkul, réew mi paralysé, kenn mënul liggéey, kenn mënul wàcc, industrie yi dootul dox, transport bi dootul dox, nit ñi duñ dem seen occupation, réew mi paralysé. su ma yoree réew mu mel noonu damay jël lu bari ci budget bi, lu bari dama koy jël ci budget national ma consacré comme ni Ablaye Wade defoon. Ablaye Wade am na lu mu defoon lu am solo ci éducation, jël 40% budget bi. Macky Sall tey dafa doon jël 40% ci budget Sénégal def ko ci assainissement. région yépp ñu def une politique d'assainissement, def ay réseau de canalisation ci Sénégal yépp, parce que tant que maîtriser wuñu assainissement économie Sénégal du dox, ndax nit ñi duñ dem ak dikk. tant que maîtriser wuñu assainissement transport bi du dox, industrie bi du dox. donc maa ngi wax nit ñi ne réew assainissement mooy fondement bi. tubaab bi li ñu rawee loolu rek la. bu tawoon tey 200 millilitres wala 400 millilitres mètre carré bi balaa 10 minutes ndox mi dem yoonam. ñun nag da ngay gis ay nawet di fekkente, ay nawet di fekkente, parce que lan la amuñu assainissement. même ñiy construire sax, même la politique de l'habitat, le ministère de l'habitat tey waroon na def norme ci képp kuy tabax wala ngay viabiliser terrain wala ngay viabiliser un site, mu wax la obligatoirement assainissement ngay njëkkee. moom nga war a njëkkee, mais da ngay gis benn waay rek dagg benn site rek, benn mbedd rek xotti fa, génn ay terrain dugal robinet am, dugal courant am rek ne ayca saye. amul politique d'assainissement. norme la war a doon képp ku bëgg a tabaxati ci Sénégal, muy site wala mairie wala ku mënti doon, balaa ñu lay jox autorisation de construire nañu ñëw vérifier ndax am na assainissement wala déet. loolu vraiment bëggoon naa ko wax parce que vraiment man naqari na ma ni ma gisee Sénégal ni muy doxee. inondation yi kenn mënu ko maîtriser, at mu jot nga dégg ñu ne def nañ ci milliards te zéro. le statut du chef de l'opposition. statut chef de l'opposition laa bëggoon a ñëw wax ci sama xalaat, ndax fan yi wax ji bari na. statut chef de l'opposition dispositif la bu nekk ci constitution Sénégal, loolu on est tous d'accord. maanaam constitution Sénégal chef de l'opposition statut bi daf ci war a nekk, mi ngi ci. bon au moins voté nañ ko ba promulgué ko. statut chef de l'opposition boobu nag ku ci nekk yaa ngi ciy wax, te ñi ciy wax sax ñenn ñi bokk li leen animé mooy saboter, parce que point la boo xam ne ñu ngi ko war a waxtaane ci dialogue national bi te yeggaguñ si. kon suñ ko soulever nii rek am na ñu ko soulever, am na luñ ci soxla tamit, mais man loolu intéressé wu ma. statut bi intéressé wu ma, privilège yu ci nekk intéressé wu ma. privilège yi sax c'est normal. le chef de l'opposition du Sénégal mais dañ ko war a jox privilège. su fekkee jox nañ privilège président bi, privilège yu doy. su fekkee jox nañ privilège le président du Sénat du Sénat de l'Assemblée nationale, su fekkente ne bi jox nañ institutionnaliser nañ le président du conseil économique social environnemental, su fekkee institutionnaliser nañ le haut conseil des collectivités territoriales, su fekkee institutionnaliser nañ le haut conseil du dialogue social bi Innocence Ntap Ndiaye yore, juróom wala juróom benn institution su amee ci nguur gi ñoom ñëpp ñu yor budget, waaye le chef de l'opposition kenn war naa mën a am nag moom aussi budget. gisuma ci dara man, gisuma ci dara. au contraire, c'est pour créer contre-pouvoir. loolu dafa baax ci démocratie, mu am statut de chef de l'opposition, am ay moyens yu mu jàkkaarloowee ak nguur gi, sinon dañ koy neutraliser. loolu du dara.
fu ngeen mën a nangoo fu nit ñi mën a nangoo ne conseil économique social environnemental bii Mimi Touré yore institution la yor budget presque lu jege 9 milliards yor 15 noirs yor lépp. Haut conseil des collectivités territoriales bi Ousmane Tanor Dieng yoroon yore budget presque lu jege 9 milliards yore ay budget yore fonds politique yore lépp. Innocence Ntap Ndiaye yor budget yor fonds politique yor lépp. Moustapha Niasse yor budget yor fonds politique yor lépp. Macky Sall yor budget yor fonds politique yor lépp. waay le chef l'unique chef de l'opposition benn ci juróom-ñaari institution yi bokk ci opposition bi ñu jox ko ay moyens yu mu mën a jàkkaarloowe ak ñoom pour créer contre-pouvoir loolu c'est raisonnable. am na ci réew yëpp am na Espagne am na fépp l'opposition en Espagne dañ leen di dañ leen di jox am nañ ay moyens parce que xaalis bi xaalisu réew mi la xaalis bi du xaalisu Macky Sall la kese. C'est l'argent du contribuable sénégalais kon pouvoir war na cee am opposition aussi war na cee am parce que suñu xaalis la waaw non xam nga nit ko il faut tamit vraiment ñu demee ak xam-xam Maxime man ci xel laa bëgg ñu ciy waxtaane quoi bu ñu rek waxtaane ci slogan Maxime dama bëgg ñuy waxtaane ci xel man dama bëgg sama waxtaan man du ay riirandoo man xel laa bëgg a waxtaane borom xel laay waxal te jàpp naa ne ku dugg fii rek ci panel bii ku fi nekk rek jàpp naa ne xel nga yore te li may wax it du ngeen ay dof xam ngeen li may wax lu mu doon da ngeen di analyser ndax lu jub la wala jubul kon Maxime pour waxu diil dama ne li ma wax dafa leer réew moo dem ci àddina bi laa wax le chef de l'opposition jox nañ ko gëdd. xam nga lan moo am nag ay nit ñoo xam ne ils sont mal intentionnés nit ñu soxor te gis nga réew soxor du ko yore man ku bañ Macky Sall man lay dimbale ci politique am nag laa de bañu ma ko en tant que nit na leer ci politique am ku koy bañ rek mën ngay dimbale mais dama ne institution yi nga xamante ne bi ñoo war a ne ci réew mi opposition bi da cee war a am wàll je ne dis kan la war a doon wala kii kooku après lañ koy déterminer xawma ku muy doon mais dama ne institution bi nga xam ne mooy le chef de l'opposition dañ ko war a jox gëdd ngir mu mën a jàkkaarloog nguur gi laa wax ba bu nguur gi waxee lii mu indi programme alternatif maanaam tey wàllu assainissement xew inondation xew ñu am le statut de chef de l'opposition nguur gi génn wax lii président bi génn wax le chef de l'opposition génn wax tontu ko le ministre de l'assainissement wax le responsable assainissement wàll woowu génn tontu ko loolu mooy tax visibilité am mooy tax askan wi mën a def lu ñuy wax comparaison ci politique yi mais du riir du ay yuuxu du ay dóor du ay taxaw di soxore wala nanga opposition bi nag bu ñu soxorantee ci suñu biir lu ndaw li nga xam ne moo war a jóge ci alalu contribuable Sénégal ñëw ci opposition bi loolu dañ koo war a jël dañ ko war a nangu waruñu koo bañ parce que soo ko bañee soo ko jëlul yow Macky Sall jël ko am déet ndax ñun dañuy bàyyi Macky Sall jël juróom-ñaari institution jox leen budget de fonctionnement jox leen lépp lu ñuy doxee may leen doole ju ñu liggéeyee le statut de chef de l'opposition ñu néewal ko doole kon ñu dañuy néew doole di il faut sénégalais yi tamit ñu réaliste le statut du chef de l'opposition ci constitution Sénégal la nekk dafa war a am exister am cabinet di liggéey bi muy liggéey pour dooleel opposition la jàkkaarloog ñoom du pour raay Macky Sall ñu nekkuñ fi pour raay Macky Sall ñi koy wax nag moom laay ñëw mooy opposants yi nga xam ne dañuy liggéeyal Macky Sall dafa am ay opposants yoo xam ne Macky Sall dañuy liggéeyal loolu na leer parce que mënuloo toog yow nga nekk ci opposition bi ba noppi sa mbokk opposant war a am dara nga di ko soxore dangaa iñaan dangaa soxor oui parce que dañuy xeex système bii fi ne système bi fi ne kay su fekkee dañ koy xeex kenn ci ñun bu amee doole dañ ko war a dooleel mais waruñoo wàññi dooleem loolu nag mooy ñi nga xam ne ñooy liggéeyal Macky Sall encagoulé bu guddee ñuy négocier ci suuf ak Macky Sall mu leen di jox lim leen di jox
non fii ay yi ñuy wax yëpp c'est des slogans ay Macky Sall va réussir pour déstabiliser l'opposition fii kenn déstabiliser wu fi dara li am ba am mooy nit ñu soxor te loolu mooy dëgg waaw non ba yow mais ay affaire ay xaalis on parle pas de xaalis on parle de l'institution man je ne parle pas d'argent toujours ñi ngeen di gis ñëpp ñuy waxoo xaalis rek mooy ñi nga xam ne bëgg nañoo def ci bopp sénégalais yi ne mbiru xaalis la du mbiru xaalis man li ma intéressé mooy capacité chef de l'opposition jàkkaarloo gu mu war a mën a jàkkaarloo nguur gi buñ nee A mu ne B buñ nee lii la mu ne laa la buñ nee def nañ lii mu ne déedéet lii ngeen def man loolu moo ma intéressé ci mbir mi mais du xaalis il faut ngeen xam loolu c'est pas de l'argent Maxime c'est pas de l'argent ñu koy wax ñëpp xam sa ñiy wax xaalis ñëpp dañuy jaxase xelu nit ñi bugguma ngeen bokk ci ñuy jaxase xelu nit ñi c'est pas de l'argent en fait su xam nga am na ñoo xam ne looloo leen arrangé xam nga suñ ne 2 milliards lañ leen di jox bu ko defee nit ñi fàtte nañ njariñu affaire bi yëpp di xalaat 2 milliards alors que c'est pas ça du ay 2 milliards ay 3 milliards c'est pas ça ce qui nous intéresse mooy ñu am chef de l'opposition bu dëgër boo xam ne bu nguur gi ne lii mooy programme am ci wàllu assainissement mu ñëw ne ko ni nga defee assainissement bi baaxul nii nga ko waroon a def am chef de l'opposition boo xam ne bu nguur gi ne lii mooy politique éducation Sénégal mu ne ko lii baaxul nii nga ko waroon a def bu ko defee Sénégal population bi mën a ràññee parce que population bi ñu yoree dañoo ràññeewuñu donc bu leen lëre bu leen nëbbatu bu leen dëpp seen xel s'il vous plaît bu leen dëpp xelu sénégalais yi non ñenn ñi nag ñi nga xamante ni bi dañoo bëgg a par exemple yàqal seen mbokk opposition ñooy wax naan waaw dil la ak Macky Sall dañoo def lii ak Macky Sall non yëpp ay waxu kasaw la te vraiment maa ngi ci interpeller suñu frère Bart mi nga xamante ne bi moom moo wax loolu il faut nga tudd ko Barthélémy Diaz damaa bëgg Barthélémy Diaz ressaisir tey jii dugal naa benn vidéo ci sama Facebook boo xam ne moom Barthélémy Diaz moo doon supplier Macky Sall pour mu woote dialogue supplier laa la wax de ñaan ko ñu ngi koy ñaan moom Barthélémy Diaz laa wax de dugal naa ko vidéo bi moom Barthélémy Diaz muy ñaan Macky Sall pour mu woote dialogue pour ñu toog waxtaan yow yaa wëlbatiku tey di wax ne ñiy dialoguer c'est des dealers alors que yow yaa doon solliciter pour ñu dialoguer parce que bokkuloo ci dialogue bi kenn mandaté wu la rek nga frustré man li ma gis attitude bi Barthélémy Diaz wone keroog dafa wone quelqu'un qui est frustré sincèrement te le 18 juillet su ngeen ko rappelé dem leen Facebook le 18 juillet def naa vidéo ma prévenir ko booba éléments yi yëpp amoon nañ ko ma ne ko mon frère Bart gars yi ñu ngi ñuy bëgg a jaxase waaw mon frère Bart bul nangu ñu di la dugal ci yenn yi parce que patriote nga xeexkat nga mais su ngeen demee ci sama mur tey dugal naa fi vidéo le VAR la rattrapé fu muy taxawee di woote naan président daa war a woote dialogue président dañoo war a waxtaan il faut ñu waxtaan ndax Sénégal réew la moo xamante ne bi waxtaan rek moo mën a lijjanti mbir yi nangam sangam kon ñoo ngi koy ñaan mu woote yow yaa wax loolu oui ba pare nga ëlbati ko taxawati naan ñi dem ci dialogue bi c'est parce que kenn woowu la ci dialogue bi pourtant dialogue bi tout le monde est représenté Pastef de Ousmane Sonko est représenté dans le dialogue Khalifa Sall est représenté dans le dialogue le PUR est représenté dans le dialogue Madické Niang est représenté dans le dialogue Idrissa Seck est représenté dans le dialogue tout le monde est représenté sauf le PDS bi nga xam ne dañuy agir au nom de quelqu'un boo xam ne ma nga Dubaï xaw ma Qatar loolu la opposition bi ñëpp ñi ngi ci dialogue bi nga taxaw ne ñi nekk ci dialogue bi ñëpp c'est des traîtres c'est des dealers yow saaga nga sax sa mentor Khalifa Sall bi nga xamante ne bi moom nga wax ne moom ngay défendre kon yow d'autre part nit ñi mën nañ ne est-ce que yow liggéeyalu loo Macky Sall on peut se poser des questions parce que il faut pas que les gens se sentent frustrés bay wax loo xamante ne bi waruñu koo wax
man damaa bi ma ko déggee mu ne waaw man waxuma Idrissa Seck dama am ci moom cofeel nangam sangam kii mais après ma déggaat ko mu ne je persiste et je signe ma ne non il faut pas souffler du chaud et du froid waaw nekkal Bart wala nga nekk Bart Macky nekkal Bart patriote wala nga nekk Bart Macky parce que nag mais si Abdoulaye man waxuma bañuma kenn Abdoulaye man respecté naa ñëpp man sama page ñi nga xam ne dañuy critiquer Idriss Seck sax dama leen di bàyyi ñu critiquer ko kuy saaga moom ma bloqué la ma dindi la wala moom ma masque say wax kuy wax loo xam ne aussi wax ju bon la damay masque say wax kuy saaga aussi damay saaga mais ku critiquer Idriss Seck dama koy bàyyi bu la neexee nga critiquer ko sa droit la bu la neexee nga critiquer Sonko sa droit la bu la neexee nga critiquer Bart bu la neexee nga critiquer man li may bañ rek mooy ku insolent moom ma jëlee la ci li may def parce que man gëwuma insolence yóbbuwuñu fenn waaw ñëpp ñi bokk ci dialogue bi nag ñi ngi ci nga traité ñi bokk ci dialogue bi ñëpp de traître saaga leen nga saaga leen nga jël leen nga ne leen moo tax ma ne am na ñoo xam ne dafa mel ni dañoo nekk ci opposition mais Macky Sall la ñuy liggéeyal en fait parce que dañoo bëgg a dynamiter l'opposition mooy y a une large consensus am na une coalition qui se dégage maintenant ci opposition bi fas nañu yéene taxaw vraiment góorgóorlu liggéey am ñoo xamante ne bi ils sont prêts à dynamiter l'opposition te loolu c'est pas bien ñi nga xam ne dañoo jóg pour dynamiter l'opposition nag mooy ñi nga xam ne dañuy liggéeyal Macky Sall ci suuf waaw man nekk ginaaru kenn nenu ma man si laam yi ginaaru Sonko nenu ma ginaaru Khalifa nenu ma chaque jour ma répété leen ko ginaaru Barth nenu ma ginaaru Ablaye Wade nenu ma ginaaru Macky Sall je m'en fous xam nga lu ma gëm ku ne ci yoon wi rek ak koo xam ne say wax am na cohérence ku say wax amul cohérence du ma la gëm ak koo mën a doon parce que man amul lu ñu def ci réew mi lu ma deful lu ma man lu ne ci sama réew maa ngi koy def bàyyi bitim réew ñëw toog fii di xeex bugguma sax personnaliser parce que day mel ni ci sama bopp laay wax foofu laa koy yemale sax mais pour daal résumer leen amu ci kenn koo xamante ne bi man damay nekk di la ragal sa ginnaaw Barthélémy Dias li mu wax dafa manquer de respect des d'honnêtes gens yoo xamante ni bi ñi ngi xeex ngir Khalifa Sall génn ñi ngi rayante ngir Khalifa Sall génn de prison nga taxaw manquer leen de respect de cette nature nit ñi tegaat la ci sa ànd dañ lay teg ci sa patowaas loolu mooy dëgg man je ne suis pas là pour di raay Barthélémy Dias déedéet su waxee lu dul dëgg dañ naan ko Barthélémy Dias li nga wax du dëgg su Ousmane Sonko waxee lu dul dëgg ñu ne ko Ousmane li nga wax du dëgg loolu la man lan lañ may impressionné rien du tout dara laa la wax nañ teg suñuy palmarès nii ku ci nekk li nga jëfal sa askan ñu xam li may tuuti li may ñàkk buzz li may tuuti li may ñàkk buzz bari na ñu yor seen làmmiñ di wax man li ma jëfal sama réew jëfuñu ko kon je n'ai pas peur man ragaluma kenn ragaluma militant wu kenn ku saaga ma bloqué la ku ci am fit jàkkaarloo ak man ñu jàkkaarloo Ndakaaru wala Diourbel nga saaga ma ñu defante ko oui man nekku damay xeex néewuma kenn bàyyi naa ak yàlla du ma nekk fii nekk ci réseaux sociaux yi di saaga du ma ko def moom parce que yëfu góor jigéen la kuy saaga ci réseaux sociaux yi rek tu es un góor jigéen tu es un pédé man du ma saaga xam nga lu may def dama koy régler ak yow face to face am nga fit am nga jom am nga fulla am nga fayda am nga gëdda bu dee bitim réew nga nekk jëlal avion nga ñëw su dee yaa ngi Sénégal taalal sa oto man sama téléphone mi ngi public fii ci Facebook nga woo ma nga ne ma nañu daje ñu régler suñu problème ñu defante ko mais nekk ci Facebook fii di saaga di ngandalu ñooy buqat yi rek ñooy saaga góor jigéen yi ñooy saaga fu ngeen ko gisee rek jàpp leen ne c'est des góor jigéen c'est des marionnettes mais góor dëgg doo taxaw di saaga nit ndey tan jigéen jur la góor dëgg doo taxaw di manquer respect nit ñi te jigéen jur la oui jigéen bu la juree wala ngay góor dëgg nga am jom da ngay taxaw nga dëggal sa bopp man sama baat ci kaw
ñoom ñëpp laa wax Ousmane Sonko Barthélémy Diaz ak Massamba ak Mademba laa yemale ak seeni saagakat ñi leen di saagaal ñoom ñëpp laa wax sama baat ci kaw man j'ai servi mon pays jëfal naa sama réew. nit ki boo ko xamul dee ko wooyee loo xam ne bu ma ko tegee ci taabal ji ñoom amatuñu lu ñu wax dañuy fermer seen gémmiñ ci lu ma jëfal sama réew man. kon man nekkuma fi di topp ci ginnaaw kenn di ko ragal ginnaawam. boo cohérent wul tu n'es pas cohérent. Barthélémy Diaz a fauté, il faut le dire qu'il a fauté. Maintenant su fekkee nangu na faute bi mu ressaisir mu dellu si àndaat ak ñun ci langue gi xeex bi opposition bi ñun ñëpp dañuy àndaat xeex parce que ñun ñëpp ko yoruñu xol bu bon yoruñu xol bu bon yoruñu xol bu bon ñun soxorewuñ kenn. Barthélémy Diaz bu xëyoon tey dellu si ci opposition bi ànd ak ñun dañuy ànd ak moom xeex bi parce que nangu nañ ne xeexkat la nangu nañ ne patriote la. waaye soo waxee lu dul dëgg ñu ne la li ngay wax du dëgg Bart waaw parce que doo yàlla doo yeneen bi da ngay def politique ñuy def politique da ngay liggéey ngir réew mi ñuy liggéey ngir réew mi gënooñu ndey gënooñu bàyyi gënooñu askan. kon qu'est-ce qu'il y a Ousmane Sonko la même chose su waxee lu ay incohérence ñu ne ko li ngay wax c'est pas cohérent oui koo doon dag ñoo gën ndey wala dag ñoo gën bàyyi. donc nañ leen ànd ci ngor nañ leen ànd ci respect nañ leen joxante cër nañ leen fonkante na kenn ku ci nekk li nga xamante ne bi moom nga yéene sa bopp nga yéene ko sa moroom. mais soo taxawee yaakaar ne yow yaa gën ñi ci des baaxuñu loolu dañ koy lijjanti. oui yow yaa gën yaa fi baax yore mais lan mooy seen politique. man bëgg naa des fois booy critiquer sax mais nga joxe solution bokk. oui joxel solution. Macky Sall def na lii sàcc la baaxul lan mooy sa xalaat ci mbay mi wax ma ko man dama jàng naa lan mooy sa politique ci mbay mi yow lan nga xalaat ci assainissement bi inondation yi ndax dem nga sinistre yi nga lijjanti leen. lan mooy sa xalaat politique sanitaire réew mi ndax dem nga radiothérapie ba manqué tey hôpital Dantec nga lijjanti ko. ndax dem nga lijjanti àll bi population yi ne ci àll bi amuñu ndox amuñu courant waaye yow lijjanti woo loolu yow sa poste bi nga war a toog rek wala place bi nga war a toog rek ngay lijjanti. way sàcc na pétrole bi sàcc na gaz bi sàcc na fer ba sàcc na nangam rek nekk di amee nit ñi loolu du waxu dara du waxu dara. diw dem na négocier ma nga ca dialogue ba ñu ngay waxtaan kon ñoom ay dealer lañ baaxuñu fer bi nangam def nañ ci nii or bi nag waaw mais ana ñi ne ci àll bi nag lan nga xalaat ci ñoom. lan nga xalaat ci hôpital yi nga xam ne moo manqué ci région yi lan nga xalaat ci région gox-goxaan yi nga xam ne amuñu ay poste de santé lan mooy sa politique locale administration locale gox-goxaan yi lan mooy sa politique sanitaire lan nga xalaat ci Jeanne d'Arc li mu wax. non c'est pas pour état Abdoulaye mon frère du pour état. opposition tamit dafa war a wax askan wi lan la xalaat ngir ñu mën koo fal. xam nga fii ngeen di juumee gars ñi dañoo yaakaar ne opposition dénoncer rek la deful lii mais loo xalaat yow tamit wax ko. dégg nga Abdoulaye Dieng mon frère noonu la mbir yi di demee mbir yi du rek ayca diw sàcc na nangam diw def na nangam njàng mi baaxul santé bi baaxul mais lu tax baaxul ak yow lan nga ci xalaat buñ la joxee réew mi wax ma ko man dama ko bëgg a xam. je veux savoir je ne suis pas un fanatique man comme ni mu amee fans club Sénégal nag dafa bari ay fans club en fait ay fans comme fanatique ñoo xam ne waa ji li muy wax muy lu baax muy lu bon. lijjanti wunu ndax lu baax la lijjanti wunu ndax lu bon la lijjanti wunu ndax joxe na programme lijjanti wunu dara. Sonko nee na nangam rek ñu ne ay moo fi man moo wax dëgg Bart nee na nangam ñu ne ay patriote bi xeexkat bi wax na dëgg diw nee na nangam rek non c'est pas ça quand même. gaa ñi nañ dem ak intelligence nañ dem ak lucidité. Bart nee na lii mais Bart loolu mu wax fu mu ko teg Bart loolu mu wax fu mu ko jële lan la ci xalaat Bart lu mu xalaat ci éducation bi. Ousmane Sonko lan la xalaat ci mbay mi Ousmane Sonko lu mu xalaat ci politique sanitaire hôpital yi am problème lu mu ci xalaat lan mooy programme am
nañu jox alternative yooyu bu ko defee ñu di koy dégg à force que ñu koy répéter population bi mën laa juger mën a xam ne yow mii kat ah vraiment suñ fi jëlee kii teg la fi moo gën. man noonu laay jàppe nit man noonu laay toppe nit mais vraiment du soxore gaañ yi dama bëgg ñun opposition bi nit ñi yeewu tollatuñu foo xam ne dañuy gumbali tëx di lu il faut vérifier les choses il faut nit ñu xool mbir yi càmbar leen kenn ku ne dañ lay seet man nag damay seet man nag damay càmbar de man duma fanatique laxaat xoola waaw mën naa la tontu xam nga yow boo gisee ma lay tontu parce que tu es correct Lahat Dieng tu es correct même boo àndeek Sonko damay xam ne tu es correct nee nga Sonko mi ngi dénoncé d'accord naa ne c'est un patriote d'accord naa ne nit la koo xam ne mi ngi yëngal lu bare bari ci Sénégal mais nañu wax it lim xalaat ci yeneen yi bu mu doon benn mbir rek laa wax critiqué wu ma ko de bu mu doon benn mbir rek rek pétrole bi gaz fer tañ gis ñi la wër muy Boubacar Camara ak Atepa nga xam ne ñooñu am na lu ñu am intérêt tax ñu wër la di la jëñax ngay dugg foofu rek man foofu laa bëgg mu éviter ko Abdoulaye wax ko waxal Ousmane à part Barth waxal Ousmane ne ko na éviter Atepa ak Boubacar Camara na ngeen xam ne moo nekkoon secrétaire général au président fële ci ministère u Karim Wade Boubacar Camara bii ànd ak Ousmane Sonko moo nekkoon secrétaire général u ministère u Karim Wade na ngeen ko xam c'est de l'information xam ngeen relation yi Atepa am ak Wade ñooñu nag ñoo ko jël di ko jëñax ci Ablaye Wade à quelle fin wait and see ci kanam lañ koy xam à quelle fin mais ci kanam lañ koy xam mais Ousmane Sonko ni mu déparé woon nga xamante ne bi dafa taxawoon daan ne carrément système bii par exemple dama leen di seppi ñëpp Karim Wade woo na ma téléphone sax jëluma ko duma wax ak moom politiciens yëpp dañ leen a war a fusiller nga wax loolu ñii ñëpp duma ànd ak ñoom gëwma leen ñoo yàq réew mi bind livre xas Samuel Sarr ak Pierre Goudiaby Atepa sa livre nga bind ko nga xas leen waaw nga wëlbatiku ñu gisaat la présidentielle Ablaye Wade mi nga doon bañ nga àndaat ak moom ñu gisaat la présidentielle système bi nga doon xeex nga ne système bi du nit ñu gisaat la présidentielle nga ànd ak secrétaire généralu Karim Wade booba ca jamono ja ñuy joxee pétrole ba sax ak 3 milliards yi IGE wax yóbbu nañ ko ci nangam Boubacar Camara xam na ci dara parce que moo nekkoon secrétaire général du ministère de l'énergie bu Karim Wade waaw nga ànd ak ñooñu ànd ak Atepa bi nga xam ne feeru fale mais daf cee am intérêt mais nit ñi dañ xalaat ne tuuti booy bi gars yi ñu ngi koy utiliser di ko jëñax di ko jouer loolu le sale jeu le sale boulot bu mu ko nangu man Ousmane Sonko sama frère la respecté naa ko yéene naa ko lu bare ci àddina xam naa ne ku am futur la yéene naa ko futuram mais na moytu ñi koy jiñax di ko jouer loo un sale boulot moom son boulot xam ngeen lan la Ousmane son boulot mooy mu taxaw mu wax ñu lan la gis ci njàng mi lan la xalaat ci éducation lan la xalaat ci santé lan la xalaat ci culture lan la xalaat nangam loolu lañ soxla ci Ousmane mais pas ay nit nekk ci ginnaawam di ko jouer loo le sale boulot loolu aussi dama koy bañ live bi du pour Ousmane Sonko am sax dégg nga ma wax ci système éducatif dégg nga ma wax ci assainissement dégg nga ma wax ci le statut de l'opposition dégg nga ma wax ci Barthélémy Diaz dégg nga mais Ousmane Sonko du moom rek ñëpp la ñuy wax kon live bi gis ngeen commencé ngeen di mer naan woy live bi Ousmane Sonko rek la non du moom rek mais kenn la ci mbir mi dañuy wax ci moom wax ci ñeneen soo waxalee yàlla am sax xam nga ne wax naa ci lu bari nekkul ne damaa sox il faut ngeen bàyyi bu ñu tuddee Ousmane Sonko rek ngeen di wax bàyyi leen loolu nit la comme ñeneen ñi ni ñuy tuddee Barthélémy Diaz noonu lañ koy tuddee noonu la ñuy tuddee Ablaye Wade noonu la ñuy tuddee Karim Wade noonu la ñuy tuddee ñeneen ak ñeneen Mamadou Lamine Diallo ñeneen ak ñeneen parce que gënu leen moom ñoo ma yem rek waaw il faut wax xam nañ le problème du Sénégal c'est Macky Sall on est tous d'accord xam nañ ko
on est tous d'accord, Abdoulaye, que le problème du Sénégal, c'est Macky Sall. On est tous d'accord qu'il faut enlever Macky Sall. On est tous d'accord. Ah. Mais oui, on est tous d'accord. Mais nak naka lañ ko fi jëlé moy mbir mi niñ ko fi jëlé moy ñu and mais duwul ne kenn day beru fé di xass ki di xass ké waaw ki di xass ki di xass ké ñep Grand Demba man ñep la yamalé man limay bañ moy nit ki wax ma né bayil diw man duma bayyi kenn man si ñep lay wax parce que ñep ay doomu Sénégal lañ il faut pas que ñuy jël nit ñi di isoler ñi di ki ñé man lool duma ko def man si ñep lay wax ñepp lay wax bayuma kenn parce que ñepp ay doomi Sénégal lañ man gënalantewuma kenn man néwuma Sonko mo fi gën néwuma Barthélemy mo fi gën néwuma Idrissa fi gën néwuma Macky Sall fi gën néwuma Wade fi gën ni Karim dédé ci ñepp lay wax ku ci nek en fonction de li ngay def lolu lañuy analyser man duma fanatique waaw si manam d'accord na ci xalaat yi dégo Grand Demba mané la man ñepp la gëm ñepp la respecté man ñepp la respecté mais luma la respecté so défé lu incohérent dañ koy wax Grand Demba man lolu la wax ñepp yam Sénégal fi ken xamu fi ken ay kan ñepp dañu am ci ñom yaakar rek dañu am yaakar ci Idrissa dañu am yaakar ci Sonko dañu am yaakar ci Khalifa dañu am yaakar ci keneen ak keneen ne buñu jëlé réew mi dañu wañi souffrance sénégalais yi lolu la wax Viviane ma sœur ma ngi lay ziar Viviane ma sœur dama né dialogue politique bi la wax Viviane dialogue politique bi excepté le PDS ñepp nga ci biir ñepp la wax ñepp incohérence monta passé ngay taxaw di critiquer dialogue bi alors que yaangi dialoguer lolou kay incohérence la ba paré ngeen bañ ñukoy wax ko bu ñu waxé ñu non non bu wax lolou parce que so waxé lolou yaangi critiquer opposition bi mais opposition bi aussi dañ leena wara wax deug oui dañ leena wara wax deug mënu lo taxaw daan né dialogue bi ku ci dem ci dialogue bi traître nga alors que Khalifa Sall a des représentants ci biir dialogue bi wa ko Ousmane Sonko mënu ñu wax né dialogue politique bi c'est des vendus c'est des dealers alors que ñom ñi ngi tok ci dialogue ba mënta né ñi ngi dialogué wa yene ngi dialogué ba paré genn tak radio yi ci mbedd mi di wax lolu incohérence la man lolu jiko na fekk la duma ko nangu man duma nangu lolu de ku ko nangu nak sa affaire la dama né man ci réew mi la né Sénégal dewuma fenn de ma ngi Sénégal ma ngi ni jaareem dama né mënu lo bok ci dialogue bi tok ci table ja di wax ba paré genn ci biti nan dialogue bi ay traître lañu mënta né lolu ku ko wax na fekk nga lolu la wax il faut le dire Grand Demba xam nga ma xam na la xaw sa koné nit ki nañ waxante deug nak su dé bëggo dialogue bi su dé gëmo dialogue bi gëmo Macky Sall jogel ci table ja mais lu ngay tok ci table yi ba paré di amé sénégalais tak radio yi di wax naan bokkuma ci dialogue bi du deug lu dul deug nak dañ koy wax oui lu dul deug dañ koy wax il faut le dire grand il faut pas que yeen ñi nek bitim rew ñu leen di leurrer di leen gëmlo quelque chose qui n'existe pas man lool duma ko nangu duma nangu ñu wax leen lo xamanteni bi du dëkk fofu ci bitim rew parce que yeen nga Europe yeen nga ci diaspora bi ngeen yaakar ne mbir mi ni la démé alors que démewul nonu ñi yuuxu la wax Grand Demba ci dialogue bi naan baxut ak ay traite la ñanga tok sa table ja mala ko wax Grand Demba duma la fen xam nga ma duma la fen quand même kon xam nga ma duma la wax lu dul deug mais tamit nañ waxante deug gi nga ma xamé won Demba mom la la xamé mom nga ma xamé ba tay ji duma fen rusna jakarlo yow ëlëk nga na ma Assane li nga doon wax ci live bi du deug ñi ngi ci dialogue bi la wax Grand Demba ñi ngi fi tok sen représentant mi ngi fa donc il faut pas que ñuy tympaniser nak ci mbedd mi di wax naan li alors que ya nga fé waaw mais xam nga dama bëgg man boy wax ak man Grand Demba nañ xamanté won di waxanté nona ñu continuer noonu bu mu doon mukk loo xam ne yow man information bi ma lay jox bul jàpp ne dama lay leurrer bul jàpp ne affaire partisane la duma la wax mukk affaire parparlo duma la ko wax doma gis mukk ci affaire parparlo mais ci dëgg nga may fekk
mais nit ki lu ma farag moom du tere bu ma ko waree wax dëgg ma wax ko dëgg. danga koy wax dëgg. non Viviane yoruma liste bi fii mais dinaa la ko demandeel après ma yónnee la ko su fekkee danga ko soxla yoruma ko fii en tête mais dinaa la yónnee liste bi ñu bokk ci dialogue bi ñëpp comme ça nga yor ko même dialogue national ba ña fa toogoon ak ñëpp comme ça nga am ko mais yoruma ko fii en tête. mais je veux daal que sénégalais yi bu ñu leen di orienté ñu orienté leen ci dëgg, ñu orienté leen ci yoon boo xam ne sénégalais yi dinañ mën a wax ne ñun kat fii nu jëm fii la. ñu bañ leen a orienté ci slogan wala bañ leen a orienté ci riirandoowu pétrole ak gaz rek jël réew mi yëpp tympaniser leen, alors que mbay maa ngi nii di yàqu, alors que santé baa ngi yàqu, alors que éducation mi ngi yàqu, alors que li nga xam ne mooy politique intérieure armée sénégalaise ma nga am problème. xoolal détenu yee xool leen rëbës la fa ne, criminalité ba fa ne, xool leen condition de vie yi rëbës di dund, xool leen école gendarme, xool leen suñuy valeur. waaye li ñu war a wax bari na grand Demba loolu la wax, lu dul rek gaz ak pétrole. lii rek la wax, li ñu war a wax bari na. il faut que ñoom it ñu déglu leen ci yeneen yi. déglu nañ leen waa dénoncé ngeen lu baree bari ci pétrole gaz or, mais wax leen détenu yi ñuy rey rëbës nu mu fa demee. expliquer leen sénégalais yi, wax leen ci condition de vie sénégalais yi. nañ wax ci mbay mi, nañ wax ci santé, nañ wax ci nangam, wax ci leneen. bu ko defee ñu mën ne ah kii kat cerné na politique yëpp, kii kat xam-xamam nekk na ci politique yëpp. bu ko defee nit ñi mën laa di bàyyi xel di déglu. mais ñi nga xam ne ay njàccaar lañ, waxuma nag fanatique ak fans moom. fans moom ak fanatique moom loo defit loolu la seetut lu baax seetut lu bon. ñun nag duñ ay fans duñ ay fanatique, nous sommes des gens réfléchis, xam réew mi, jëfal suñu réew, liggéey ci réew mi, investir ci réew mi suñu alal. nga war ñoo wax lu leer. ñun nous ne sommes pas des fanatiques. ci réew mi leen dëkk laa wax, ñun nekkuñu bitim réew di saaga wala ñuy yuuxu wala taal leen réew mi wala yàq leen wala Macky Sall bandi la, diw nangamtaanu ndaayam, diw nan def nangamtaanu ndaayam rek wax lu la neex. déedéet, ñun dañoo ñëw Sénégal investir fi sunu xaalis, nekk fi di fi liggéey, di jox koom-koom ci réew mi, liggéeyal sunu réew pendant 10 ans bitim réew, indi koom-koom ci Sénégal, dimbale suñu nguur, toog fii di liggéey politiquement. kon li nga ñuy wax yow en tant que politicien wala li nga ñuy wax en tant que acteur politique, da nga ñuy mën a convaincre ci suñu xel, mais mënuloo ñu convaincre ci suñu xol, parce que suñu xol yi suñ borom a ci ne ak sëñ Bamba. du loolu, ça n'a rien à voir. ci xam-xam nga may convaincre man, ci xam-xam, mais pas ci oui parce que je suis Barthélémy Diaz. Oui, je suis Barthélémy Diaz, je porte des lunettes, des fois damay yor fetal. Et après c'est pas ça. Voilà, je suis Ousmane Sonko, oui, je suis un expert fiscal, damay sol felt. Et après, dis-moi ce que tu as dans la tête. Dis-moi ce que tu as dans la tête. Qu'est-ce que tu penses sur la politique de l'éducation? Qu'est-ce que tu penses sur la politique de la santé? Qu'est-ce que tu penses sur l'avenir des Sénégalais de l'extérieur? Qu'est-ce que tu penses sur l'agriculture? Qu'est-ce que tu penses sur l'énergie? C'est ça. Man loolu laa soxla. Mais du yow yaay kan. Je m'en fous ci ki nga doon. Je m'en fous. wax ma li na ci sa xel. bu ko defee nga convaincre ma par les idées, mais pas par le slogan, ou bien parce que man dara fëggul sama bët bii. J'ai tout vu. toog naa fépp, toog naa fu bare, daje naa ak ministre bu ne, daje naa ak président, daje naa ak buur. kon je ne suis plus impressionné par des slogans ou bien par des personnes. Je suis impressionné par l'intelligence. Je suis impressionné par une politique dans le sens global. boo amee vision boo amee ci réew, man loolu moo may impressionné, mais doonatul nit. One Love, jërë ngeen jëf. lii rek la moo nekkoon waxtaan bi tey. ñu ngi leen di ñaanal yéen ñëpp. Grand Demba ñu ngi lay ziar, Habib di ziar Viviane ma sœur
ñu ngi leen di bëggee bu baax Abdou Lahad waaw ñu ngi lay bëggee Eva waaw non non pourtant Eva da ngaa tardé Eva c'était pas pour indexer Sonko ak Barth laal nañ leen ci nag ay points lañ ci biir pour recadrer mais fekk nga ma wax ci système éducatif Eva fekk nga ma wax ci assainissement fekk nga ma wax ci statut chef de l'opposition fekk nga ma wax ci politique éducative fekk nga ma wax ci détenu yi nekk Rebeuss fekk nga ma wax ci Jeanne d'Arc fekk nga ma wax lu bari de Eva da ngaa tardé Eva moo tax xam naa da ngaa fekkee fi may waxee ci Sonko ak Barth rek nga yaakaar ne ci Sonko ak Barth rek laa doon laay wax mais waxuma ci ñoom rek ñëpp laa wax te sama gis-gis laa ci wax sama xalaat comme niñ amee ñoom seen xalaat di ko wax keneen aussi am xalaatam di ko wax Grand Demba am xalaatam Habib am xalaatam Rabia ñëpp voilà ñenn ñi ku ko jàppee aussi Abdoul comme bavardage ba tey c'est ton opinion amul benn problème duma la censurer duma la def dara juste que bu ñu saaga rek man daal saaga laay bañ ci sama live parce que góowma ab saaga góor jigéen rek mooy saaga képp ku ngeen gis muy saaga rek jàpp leen ne góor jigéen la xam nga lan mooy live dëgg origine bi man 2014 ba léegi maa ngi wax ci vidéo ba may wax booba live amagul ci option live amagul ci Facebook man bi may wax laa wax vidéo booba vidéo laa doon enregistré di ko dugal 2014 laa leen wax de fekk na maa ngi def loolu ku dugg ci sama mur di nga gis ay vidéo yu ma defoon 2014 musuma saaga duma saaga mukk nit ki xam-xam moom lañ soxlawee Sénégal mais c'est pas ay slogan saaga ndey wala wax lu bon ku ne mën nga ko fii kenn manu fi kenn ëpp fi ci fit kenn man ku ëpp bëgguma wax sama bopp mais am na ñoo xam ne ñu ngi yor seen làmmiñ di saaga nii sax man la ma def bitim réew ñemewuñu koo def xam ngeen loolu maam is yow xam nga ci dara dégg nga galaay di la wax benn jour benn anecdote rek galan sama oto ci kaw autoroute en Europe arrêté circulation police ñëw maa ko def sama oto laa wax pour bëggumay wax ci sama bopp parce que Espagne laa wax gaare naa sama oto ci diggu autoroute traversé ko ngir waaju taxawoon di traité benn sénégalais de raciste ma barré circulation bi police ñëw ñëpp génn bari na ñu yor seen làmmiñ di wax nit ki boo ko xamul dee ko wooye mais man bugguma ay saaga bugguma ay manqué respect nit ñi bugguma nga yaakaar ne yow yaay kenn wala kenn nga ba tax na bu la neexee ngay wax lu la neex wax ju bon ju ne nga génne ko sa gémmiñ ku nit ku bon rek mooy wax ju bon gis nga xam-xam du lu bon xam-xam xel la ak xalaat xam-xam ay gis-gis la xam-xam ay waxtaan la laa birantale comme nii d'accordu maak Abdoulaat fee d'accordu maak Hamza fee ñu expliquente ma jéem ko convaincre jéem a wax Hamza ne ko nangam ak ki nangam bu ko defee Hamza na ma déedéet Idrissa nangam kee ne Sonko nii kii ne Barth nii bu ko defee ñu échanger ba ku ci nekk sa xel ubbeeku loolu mooy live loolu mooy waxtaan mais du taxaw di saaga damay nangam taan sa ndey damay def nii damay def naa ñooñu koy def ñëpp jàppale leen ay góor jigéen c'est des PD góor dëgg xam-xam ngay waxee ak xel mais du ay saaga naa amul benn njariñ amul benn sens ce n'est que de la faiblesse góor gu faible mooy dox di saaga ci mbedd yi comme ça il faut pas être faible baaxul nit ku faible dëgg-dëgg moom mooy saaga signe de faiblesse la mais soo amee argument am xam-xam doo saaga looy saaga doye man am naa lu ma war a wax ci Sonko am naa lu ma war a wax ci Idrissa am naa lu ma war a wax ci Barth am naa lu ma war a wax ci keneen dama koy wax am naa lu ma war a wax ci Macky Sall damay défendre sama idée bu ko defee nit ñi mën maa dégg mën ma comprendre mais saaga pour lan amul sens arrêtons ces enfantillages et puis ñu wax ci xam-xam wax ci Sénégal quoi voilà one love ñu ngi leen di bëggee bu baax di leen ziara di kontaan ci ñëpp waaw di féliciter ñëpp di wax ne am na ñuy laaj Idrissa bu waree génn rek di ngeen ko gis léegi bu soobee yàlla mais du pression moo koy génne du wax Idrissa n'a jamais été soumis à une pression saa bu waree génn rek incha allah dina génn yéen ñi koy laaj di ngeen ko gis incha allah dina génn te bu génnee dina wax lu am njariñ lu sénégalais yi mën a dégg loolu moo am solo ñàkk a génn amul problème
boo génnee li nga war a wax sénégalais yi ndax am na njariñ wala déet loolu rek moo am solo te nañ xaar loolu te man gëm naa ko wóolu naa ko moo ma wax ne ma Assane bul gàggantikoo ci mbedd mi déglu ma du ma gàggantikoo ci mbedd maa ngi koy déglu loolu rek la. donc One Love yàlla na leen yàlla defal tawféex yàlla na leen yàlla defal jàmm yéen ñëpp yàlla na leen yàlla may teraanga yàlla na leen yàlla may xéewal yàlla na leen yàlla dooleel yàlla na leen yàlla kattanal ñi ànd ak man ak ñi àndut ak man ak ñi may critiquer ñëpp yàlla na leen yàlla defal tawféex kenn ku ci nekk lay sa cër lay sa wërsëg yàlla na la ko yàlla jox yàlla na leen yàlla dimbale yéen ñëpp defal leen jàmm ak xéewal ak sutura ak teraanga loolu laa yéen ñëpp laa wax ñi ànd ak man ak ñi àndul ak man ñi ma bëgg ak ñi ma bañ ñi may saaga ak ñëpp yàlla mi ma tiim xam ne la lu baax rek laa leen yéene yéenoo ma kenn lu bon man yéenoo ma kenn lu bon barki Sëriñ Bamba waaw yàlla na leen yàlla defal jàmm One Love yéen ñëpp yàlla na leen yàlla defal xéwal waaw yàlla na leen yàlla may indépendance yàlla na yàlla defar Sénégal yàlla na ko yàlla delloo mu doon Sénégal bi ñu moom bi ñu bëgg waaw jërë ngeen jëf One Love jaajëf nuyu nañ leen yéen ñëpp de yéen ñëpp yéen ñi partagé message yi ñi ko aimé ñëpp ziar nañ leen jërëjëf